téléspectateurs am internautes de Yegle TV ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo mbokk yi di am kontante ak mbégte encore une fois toog ci seen kanam fas yéene am ak yéen li nga xam ni mooy waxtaan ci cas yi nga xam ne moo fi mujj fii ci biir réew mi nag comme ni ngeen ko xamee seen émission Cas Rapide c'est l'émission qui traite yi nga xam ni mooy cas yi nga xam ni dafa feeñ ci biir réew mi lëmbe réew mi waaye tamit li nga xam ni mooy ni ko gars yi di waxee lëmbe la toile un peu partout fii ci biir réew mi ñu gis nag fan yi am na cas boo xam ni mi ngi fiy toj waaye balaa boobu damay bàyyi ñi nga xam ni laa bokkal plateau bi ku ci nekk nuyoo ak yéen dañ koy njëkkee à ma gauche Mr Zem lañ koy wax gannaaw mu nuyu la bala nga nuyoo ak mbokku internet yi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokku internet yi di nuyu waa Yegle TV di rafetlu si plateau bi ak ci waxtaan bu ñu nar a dugg tey yàlla nañ ci dugg si a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim jeexee ko si bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah rabil alamin mi ngi noonu Zem doon koy wax moom it il sera là pour un peu ci li nga xam ne moom laa leen junj léegi dinaa ñëw léegi sur le thème alors Djita Sow ma nuyu la. Iso ne mon frère. namu naa la. maa raw ci loone cool. maa ngi si jàmm. maa ngi sant alhamdulilah. Aliou soxna si. ça va ñëpp ak ci jàmm. ngi si jàmm waaw sant alhamdulilah. Aïcha merci beaucoup. Aïcha ami internet yu Yegle TV mbégte contentement la ñu am à chaque fois tey nag ñu toog fii rek fas yéene jàkkaarloo yéen seen bi émission bi nga xamante ni moo nekk Cas Rapide comme rek ni ko moo ne mon frère Iso waxee donc tey fas yéene nañoo partager yéen lu bari waaye daal di partager si cas yi nga xamante ne jot na fi am si suñu confrères yi nga xamante ne moment bi nag lëmbee nañ jamono donc xam naa ne moment bi nag dinañ partager si lu bëree bëri. laata loolu nag damay rek daal di féliciter sunu joueurs yi xamante ni démb ci match bi nag gars yi jël nañ li nga xamante ni moo nekk raw gàddu gi donc nag yàlla nañ ko continuer daal di dem ci li nga xamante ni moo nekk demi finale daal di am li ñu bëgg daal di attaquer li nga xamante ni moo di finale gi waaye daal di indi coupe bi fii Sénégal ndax xale yi namm nañ ko. amiin Sénégalais yi danoon la mu feetu Sénégalais yi mosuñoo gis li nga xam ne mosuñoo gis coupe sax donc am na ñoo xam ni peut-être dund nañu 2002 dund 2017 à chaque fois on est arrivé ci à la porte mais bon bii ñi ngi ñaan que affaire yi dox bon ci noonu nag on va maintenant attaquer li nga xam ne mooy le cas du jour wala cas bi nga xam ne mooy le cas de la semaine mooy le cas Adamo mi daan jël ne moom à chaque fois vidéo yi mu daan publier pour un peu redresser li nga xam ni mooy jigéen ñi jël seeni awra wala leneen ak leneen ay ñaawteef di ko filmer ba pare mujj gi ñuy perte ces vidéos là moom nee na loolu la doon xeex pour xale yi bàyyi loolee ñuy def maintenant nag mu am beneen rebondissement mooy dañoo gis fan yi am keneen ku génn ne am na li nga xam ne mooy vidéo Adamo maanaam le motif boo xam ni soi-disant def na ko ak keneen li ci gën a yéeme mooy ñaar ñu góor la woon donc c'est ce qui complique les choses moom mu génn def démenti avec benn démenti boo xam ni choqué nañu bari peut-être moom la am du moom ça c'est un autre débat mais ce démenti là est-ce que c'était approprié par rapport ak loolu ndax dem na bay génn li nga xam ne mooy awraam pour ñu mën koo méngale ak vidéo bële awra yi fa nekk est-ce que moom la looloo doon nekk nag loolu mooy cas bi est-ce que ça vaut la peine ci Djita ci tontu mbir moo xam ne dañu la ko jiiñ que ngay exposer tes parties intimes c'est la question. ou bien la grande question. non yow noo ko waxee rek baax na mu ne mon frère. xam nga moom bi dañoo toll sur période boo xamante ne du lu ñu ne lii la rek lii la. gis nga doomu aadama bu ay nit jógee daan ne yaa def lii. wala boog ñu yëkkat tey benn tuuma teg la ko. même bu dee yow la. mais garder sa froid. nga xam ni nga xamante ni noonu ngay waxee public bi parce que tamit mën naa ni ni nga xamante ni noonu la jógee ngir rek daal di justifié wu daal di wone que ni carrément que li ko Sénégal di tuumaal que vidéo boobu nga xamante ni moo ngi si doon sekk ak kenn ci góor donc ça veut dire que ni kon mën naa ni vidéo góor la ak góor la te loolu moment bi ci wàllu góor jigéen la duñu pour que les ñaari dugg ci biir affaire gi ci wàllu góor jigéen la donc vidéo yi mu daal di am ci période bi nga xamante ni ñoo ngi xeex wàllum góor jigéen ci Sénégal ñoo ngi xeex wàllum góor jigéen que mu bañ a touché li nga xamante ni moo nekk sunu islam que mu nekk bépp lépp li nga xamante ni moo bi gars yi bari ñoo koy daw donc te ki nga xamante ni moo nekk Adamo comme ni nga ko waxee sànq mu nekk nit koo xamante ni dafa yàgg toog naan que moo nekk juge bi donc ba nekk ba ci ay page am sax juge bi la ci def donc tey bu fekkee doomu aadama bi nga xamante ni tey moo daan toog di justifié wu di nekk ci place doomu aadama yi tey mu dem ba nga xamante ni lim naan tuumal doomu
doomu aadama yi wala boog tey vidéo doomu aadama yi mu daan génne tey vidéo am lañ génne donc moom tey suñu borom won na ko xaw ma moom la wala boog du moom mais man li ma ci xam rek moo tey suñu borom won na ko que ni carrément ñim daan toog di yàq seeni dar yoon bi rek lañ aw parce que moom perte na contrôle perte contrôle bi moo di tey nga daal di def sa live plus de 3000 personnes toog di la seetaan nga daal di simmeeku comme ni la say wéju juróomi woon ngay wone li nga xamante ni moo nekk si awra ngir rek nga xamante ni góor moo ngi fa jigéen moo ngi fa et puis Sénégal mën na ni ñëpp aadamoo lañuy seetaan parce que fii gars yi bari tey da ngay dem boo leen ne kan ngay seetaan dañu naan si aadamoo laa abonné parce que gis nga sénégalais moo bëgg léegi jëf ju ñaaw ñoo bëgg kaa ñun ñoo bëgg kaa ñun bañ nañ ko ndeysaan sama mag bi keroog maa ngi ko naan kaama kaa la mun ma da ngaa yaakaar ni suñu borom déggul français suñu borom dégg na français de moo wu jëw bi ngeen jëw changé ko def ko kaa suñu borom dégg na français donc tey moo la woon gis nga tey Adamo jëf bi mu daan def nit ñi tey même si que ni vidéo bi moom la wala boog du moom mais tey ni mu justifié wu ñu bari tey noonu la ñoo justifié parce que am na loo xam ne gis na bu ñu la ko tuumalee da ngay perdre contrôle dootoo xamante foo nekk mais nag ni mu ko justifié woo du yoon parce que tey wone na ay awraam te man bu dul dara wéjuram rek laa yërëm parce que wéjur bu nekk tey da ngay toog da ngay ñaan yàlla sa doom gën si doom yi sa doom mu gën si doom yi donc am na yoo xamante il fallait que ñu daal ciy bàyyi xel iso alors gis nga mi ngi noonu c'était une manière de se pour justifier wu que li ñu koy tuumal donc moom il s'appelait wala sax moom day wooy boppam le juge mooy ki nga xam ni mooy rétablir li nga xam ni mooy la loi tey mu nekk sur le banc des accusés pour se dédouaner gis ngeen li mu def zëm est-ce que c'était li nga xam ni mooy li approprié woon maanaam ci tuumal bi ñu koy tuumal est-ce que c'était nécessaire d'étaler ses parties intimes. waaw Izo xam nga teggi tuuma baax na trop ci gor bu la tuumaaleel am nga droit teggi tuuma mais ak noo ko war a teggee ak lu tax nga koy teggi xam nga tey y a des gens yi nga xamante ni comme par exemple mënuma wax sa jël sama cas quoi parce que je suis pas tellement renommé bien vrai am na ñu ma xam as tuut mais y a des gens yi nga xamante ni duñ leen di tout le temps di leen waxal lu bon parce que wala lu ñaaw parce que statut bu ñu toll la te Adamo pour man warutoo woon toll foofu mais askan bi ñoo bëgg lu bon ah bon si ñoo ko may doole askan bi loo bëgg ñu bon parce que man imagine toi man li may dund man soit ma am gel wala ma am jabar li may dund sama soxna wala bu fekkee sax yàlla dama nattu may def lu bon di sëy ak ñi nga xam ne du sama soxna wala ay soxna jaamur la ñu xam loolu yàlla mën na ko nattoo ku ne mais de mise en mesure rek boo paree rek yow boo paree ci lépp jëf bi ngay jëf ci jëf ju bon boo ci paree rek dina am sa benn xel bu lay yedd naan la ah lii nga def de ñaaw na ñun ñëpp ça nous arrive mais foofu xel boobu nag du la wax mu ko bàyyi dafay nit ba nga def ba pare naan lii de waroo ko def lii de parce que loolu mooy nit ku nekk xam na boppam lu wolof naan ku wéet xam sa bopp comprendre mais tey Sénégalais yi tey bu fekkee dañuy def yi naka sa dul noonu wala di rëccale parce que nit matul di def yu bon di def yu xamante ni parce que ñu yëpp ay doom ne di baax la ñu parce que tey am na li nga xam ne yow yaa ngi koy def da lay leer ni ku woo sa yaay wala sa papa ni Ezo mi ngi def li dafa am du dëgg comprendre nga parce que suñu papa yi xameewul leen ko suñu yaay xameewul leen parce que double rôle yi ñoo bari loolu la mais tey boo demee tey bay def lu bon comprendre war nga ko mën a nëbb mais tamit moom d'une partie bon j'essaie un peu donc ci li muy expliquer mooy mën nga def sa lu bon mais pas nga koy filmer voilà moom mais moom ko filmer léegi est-ce que moom la ça aussi c'est mais xam nga moom justifié bu li nga xamante ni wane wu na ko c'est pas que ni si lii rek non ma sœur naa xam benn affaire gis nga tey booy diglee càngaay dafay fekk nga set Adamo moom ci boppam bu fekkee day def day nee na je sais pas kaa la day topp kaa ba mu sës ak gars yi topp ko mu sës rek mais problème du loolu frère xam nga lan la gis nga moment bi dañoo toll dimension boo xamante ni du lu ñu ne lii la rek lii la et puis moom moment bi nga xamante ni c'est doon justifié woo c'est pas que ni rek sexe am kase la wone moom nee na carrément muscle yooyu nekk ay muscle am yeel yooyu du ay yeelam dënn boobu du ay dënnam donc kooku décortiqué na boppam
loolu doyu ko donc ak commentaire yi ñoo ko may doole parce que commentaire yi gars yi ba dañ ko doon naan simeekul man maa ngi woon si live ba. mooy ñun man maa ngi woon ci biir live ba. waaw mooy ñun. mooy ñun ñii di commentaire. ñun ñoo koy may doole. alors que ñun loolu ñun duñ ko def. c'est-à-dire ñun ñoo bëgg lu bon. mais est-ce que aussi parce que li may laaj mooy la question ba léegi da ngeen koy kii ni nga koy waxee da ngeen koy coof. muy lan. est-ce que c'était approprié est-ce que approprié na nga génne say awra ci live nii bu ma peut-être ñenn ñi ko doon def daan na leen rëcc mais yow yaa jël sa propre initiative déballer say parties intimes est-ce que ça valait la peine. man déggoo ma de man naa man toog comprendre nga après comme exemple tey man sama benn copine mën na yore sama téléphone mu daa si gis benn lii sexe buñ photo mu ne ma carrément jiitaa lii sa lii sexe la. nga yaakaar dama ko naan kay xool. dama ko naan waaw. sama sexe la après après lu mu ci man daf may dóor. daf may saaga donc wax ji dafay jeex mais gis nga ni fekk ni dañ laa tuumaal dara parce que gis nga sénégalais yi buñ la tuumaal dara nga ne fi naan waaw du man cas bi dafay gën a yokk mais buñ la tuumaal dara mu leer rek ñi ay koo lañ yàgg nañ laa yóotu mënuñu la. gis nga bu ñu waxantee dëgg Adamo fii bari na ñoo xamante ni yàggal nañ koo kàmbal mënuñu koo am fii bari na gars yoo xamante ni à chaque fois dañuy jéem a daal di fabriquer leen ngir rek daanee ko te mënuñu ko am donc occasion la woon mais moom bu mu leen ko may. mais moom fan la toll ba ñu koy daaneel man c'est ça mon problème. parce que ñi muy yàq moo bari. vie de couple yi mais est-ce que moom moo di yàq yow tey boo defee li ngay def ñëw envoyé ko wala sa nit ñëw envoyé ko moom yàqul ñun ñoo yàqante. xam nga la may problème moom muy divulguer. waaw ñun ñoo yàqamte. xam nga la may problème. nga sénégalais xamul ku tooñ. ku fayu lañ xam. loolu moo tax may la carrément yàqante bi. Adama ba muy def. c'est pas que ni moom moo def. parce que yow dalay leer que ni li nekk sa téléphone. man aw ma si accès parce que man ak yow bokkuñu fu ñu nekk. yaa ngi comprendre donc yow loolu ba nga koy def ñun fekkeewuñu. ba muy neex fekkeewuñu ba ngay def di yëg. ñun fekkee ñu say sentimental fekkeew ñu ko. comprendre nga say émotion fekkeew ñu ko. donc am na yoo xamante ni bu si Adamo jotee yaa ko may. waaw loo tax ma ne la ñun la moo tax ma ne la ñun la moom deful dara. donc mais est-ce que ñun. tey bi man sama téléphone moom. dara newu ci amul code. est-ce que tey sama téléphone. est-ce que tey accès à tout le monde amul téléphone. est-ce que tey man lépp li may nëbb man. non du ma ko def du la question à savoir où est-ce que suñuy données tey suñuy données personnelles. ce qu'on fait tous yi ñuy filmer yi ñuy man je le dis souvent et je le répète man c'est ma conviction des choses mooy nee naa loo xam ni pour fii la soxlaal mu jëm fii. donc c'est ñaari partie la yoo xam ni. c'est pour man c'est maanaam nii lañ def. donc si chacun je termine ci ta si chacun wala ku ci nekk jël nga ta responsabilité de faire wala def comme on dit sextape la wala appel vidéo ak ku mënti doon. est-ce que on est conscient que ay lii nii rek maanaam mbir mi du fii nga ko foog rek ni fii la ak ci beneen téléphone que y a des bases de données yoo xam ni ñu ci bari sax xamuñu base WhatsApp ak yeneen ak leneen. pour ne pas faire de la publicité. ci fan ban endroit la ñu collecté données yooyu. ma laaj la dala. robinet ak teen du ñoo bokk li ñuy génne. ndox. ah du ñoo bokk ndox bi ñuy génne. mais est-ce que bokk na ni ñuy sottee ko. ni ñuy caf ko wala ni ñuy non robinet day def nii. day def nii teen da ngay jukki moo lay woon que ne jikko yi bokkuñu. gis nga ay nit méngoo nañ mais mënuñoo bokk qualité. ay yére mën nañ génnandoo tisi mën na génn ndox moroomu tiseem mais qualité duñu benn. lan nga bëgg a wax. soo déggee mu wax la lool gis nga nit du la woo ci benn anam nga fekk si ko si iso tey yow boo ñëwoon nga daa ma ne carrément jitaa yor naa sa vidéo wala boog tey nga daal di yoree sama li téléphone daal si gis sama vidéo soo ma laajee damay naan li sama vidéo parce que lu ma nëbbu suñu borom duma ko nëbbu doomu aadama sama vie la. ok mais attends mais pourquoi yéen pourquoi yéen ngeen jël ay téléphone 1 2 3 naan c'est ma vie sama vie la mais attends téléphone bokku ci yooyu. téléphone xam nga lan la may waxee xam nga wax ji. xam nga wax ji wax naa ko si leer. non dama gis soxna yi surtout les filles rek la Adamo di génnee. waaw nangu en général nag li ci ëpp bon du à chaque fois mais li ci ëpp. soxna yi la jigéen ñi ñooy soxna yi la nekk. ñooy loolu si nag parce que xam nga la moo tax. jigéen moo yomba wàcce. non attends mais pourquoi yéen jigéen ñi yéen actuellement yéen waa ci yow laay tontu.
xam nga tey jigéen ak góor tey bu ñu nekkee ci nekk. tension bi góor di am. ak tension bi jigéen di am bokkul. mais lan la fa téléphone. xam nga la ma la ko. tey góor mën na dem ba toll ci benn niveau bi du am xalaatu jël ay téléphone naan moo ngi si na boppam wala dara mais jigéen yow jigéen léegi ngay naan rafet nga macha allah xolam wàcc lu mu yoroon mën na la ko may loo ko laajee lu bokk si moom dala koy jox. moo lay woon que ni mën nañoo contrôler suñu bopp lu ndaw loo xamante ni que ça nous fait un peu plaisir vite fait dañuy xalaat la ne parce que ñoo ngi naan moment bi xaaral ma filmé ko ngir que waa ji su ma rëccee ma mën a toogaat di ko seetaanaat genre comprendre waaye loolu boo ñu seetaanee ban lan la leen di jox leen ban plaisir wala ban tiyaaba la leen di jox yooyu bañ kaan seetaan parce que loolu mais nga def ko moo nga filmé ko wala nga seetaan ko c'est ma ñëw sëm loolu peut-être ci mu koy waxee mooy chacun est libre c'est-à-dire que boo nekkee sa benn partie loolu yow la ak sa borom am na loo xam ni yow la ak sa borom bu la neexee tu prends ta responsabilité de filmer loolu tamit sa responsabilité la yow mais si une fois mu retrouver sa place ci place publique bi loolu tamit sa responsabilité la léegi de ce fait que mooy tey wax na ko te peut-être jigéen ñi rek ñooy nekk au devant de la scène mais pratiquement la plupart ñu la waaw suite na benn cas mooy en général gars yu bari xale yu góor yi ñoo koy demander sama genre gi booy defal ma vidéo booy defal ma nangam sanga après la fille peut-être bon doo comprendre. loolu noonu sori li koy pousser may ma. non elle le fait après mu retrouver ci place publique dal ci Adama wala keneen ak keneen te. non mais attends taxawal xam nga problème vidéo yi du bees avant Snap li am la. soxna yi yàgg nañu exposer seen bopp. ndeysaan waaw. ay ñun ñoo yomb. may ko mu ñëw. mais xam nga yéen dañu war a xam ne fii dëkku ñun ñëpp duñ judd si diine soit chrétien wala musulman dafa am yi nga xamante ni yàlla sax dala permettre loolu yow yaa ko moom de comme leen di wax c'est ma vie xam ngeen 1 2 3 c'est ma vie du genre c'est-à-dire yow yàlla dalaa mayul sax yow soxna yëpp ak góor yëpp nga sëgg uniquement say awra di ko xool yenn xool yi nit dafa sacré nit léppam sutura la mais dafa am yi nga xamante ni dama koy gis ci société bi doo xam ay chrétien lañu wala ay juif lañu wala ay lañu rien que pour bëgg ñu siiw wala ñu xam leen man des fois xam man artiste la damay def ay festival def naa ay Sen TV de suite mais des fois man damay gis sax ay xale yu jigéen juste pour liggéey comme genre liggéey bii ñuy liggéey juste pour feeñ rek jaral na leen. waaye promotion canapé yaa ngi fi. mais soxna yi ñoo ko nangu. mais balaa promotion canapé promotion digitale bi mooy vidéo yeeg. ak yeneen ça veut dire yow yaa war a mat sa matu bopp gis nga benn jigéen bu bon man moo ma gënal téeméeri góor yu bon. pourquoi. parce que benn jigéen xasum jigéen de un dafa gàtt dafa gaaw xasam dafa gaaw yow imagine toi maa ngi yow xam nga ay góor lañu mënuñ génn def lu ñu neex. comme ça hors site bu ñëwee jeex na mais une fois que jigéen boo génnee fii taxaw ci mbedd mi rek def benn bijou bu ndaw rek booy bu ñu koy def léegi bijou man dama ko def. doo def bijou yow dama am gëm-gëm. waaw mais tey la question. damay joxe loxo sax mais neexum. la question mooy est-ce que tey ñun on se dit. moi Sénégal c'est un pays laïque à majorité musulmane mais est-ce que tey cette éducation là. que devrait recevoir que ce soit muy éducation religieuse de xam ni suñu borom daf ñoo tere li parce que en général lu ci bari sama genre dañuy teel a di dem rek peut-être pour ñoom bon parce que du religion yi yu ci bari religion yëpp ko muy wàllum ñaari tur yi góor jigéen du amul benn religion bu ko nangu que ce soit yow keneen am na ci yoo xam ne tamit ci yenn ñaawteef yi du benn que religion boo mënti nekk it nanguwu ko mais est-ce que tey jotaatul ñun peut-être dans nos éducations ñu ci inculquer tey cette éducation religieuse à la base jombale c'est-à-dire que lu ci bari suñuy doom wala suñuy progéniture ñu xam ne kat lii defuwul peut-être tey kii daf ñoo dab internet daf ñoo dab téléphone daf ñoo dab nous n'étions pas préparés ou bien formatés à cet outil-là que je dis que ñu ci bari maîtriser wuñ ko mais tey est-ce que tey jotaatul ñu toog pour bu ñuy éduquer tey suñuy doom ñu boole leen inculquer leen ci éducation bi ces outils-là pour ñu am ci benn maîtrise. Ijo
gis nga ñun dañoo toll ci mois boo xamante ni. dañuy def ba pare di soog a fàttaliku. dañuy def ba pare di soog a fàttaliku. wala boog ñu jëf ba pare di soog a sóoraale. donc mois bi loolu tey moom moo yàqul bari te tey boo seetloo ñi nga xamante ni tey ñoom la Adamo di partager seeni vidéo au retour lu ñu wax sama yaay dafa feebar. sama yaay dafa amee cancer sama yaay lii bu ko yégee dafay dee lan moo tax moment boobu loolu ñu nekkee woon ci seen loolu comme ni ko waxatee sax ci moment bi nga xamante ne ñoo ngi nekk ci lu leen neex di def lu leen neex di def lu ñu sentir la moo tax sóoraale yu seeni wéjur donc moo lay woon que ni ñun la plupart dañuy def ba pare di soog a fàttaliku dañuy def ba pare di soog a xool li nga xamante ne moo nekk si lu ginnaaw dañuy def ba pare di soog a bàyyi xel suñu wéjur démb dama toog démb su ma yoroon sama téléphone won la ko mu am kenn ku ma envoyé message nekkul sax sénégalais envoyé message direct li nuyu ma def ma dara sona si envoyé ma sa partie intime après ma envoyé la 200 euros ma ne ko ok jël numéro bloqué ko gis nga tey moo lay woon que ni tey gis nga tey xam nga man côté googu comme que temps yëpp ñu ngi si wax ñu ngi si def plateau yeewu naa ci côté googu donc imagine tey nga daa dee dajeex tey benn mama soxo boo bu may te xamu ci dara da nga koy naan envoyé ma sa partie intime ma jox la 200 euros parce que moo boobu soxla na xaalis war a def ay shooting wala da koy photo parce que day naan noo garaaw comme kii xaw ma bokkuñu pays yi nekk donc naa ko photo envoyé ko mais après au retour bul xam la moo lay daal donc moo nekk vidéo yi ñëw si Adamo rek parce que yow 200 euros yooyu bu la ko joxee mu laajaat la vidéo lépp kaw ba suuf ah nga envoyé ko te boobaa doo jot dara ça veut dire que 200 euros yooyu tey yow si nga jaay sa bopp si nga jaay sa yaram donc am na yoo xamante ni kon c'est-à-dire que su ma la dégg bien ñu ci bari ci jigéen ñi dañuy jaay te xamuñu ni par longue distance te xamuñu sax mbir yi affaire comment ki ñuy jaay xamuñu ko justement pour xam nga yow nag pour la vidéo nañ ma jéggal ci moom wi nag mais pour vidéo chrono yi la parce que léegi gars yi pour sénégalais comme que xam nañ sénégalais duñu def genre vidéo yooyu donc dañ lay envoyer message ne la carrément envoyer ma sa partie intime nga def vidéo envoyer ma après ñoom dañ koy monter dañuy jël vidéo sénégalais yëpp monter ko comme que sénégalais amuñu fit pour wane seen image yëpp pour def vidéo chrono yi donc noonu dañ koy defee mais gars yi xamaguñ loolu il fallait que tamit ñu daal si bàyyi xel d'où l'éducation c'est-à-dire que maanaam du éducation je peux dire mën na nekk ci waxtaan mën na nekk ci conscientiser un peu ci utilité internet c'est-à-dire que utilité digital parce que am na loo xam ne boo ko defee fii boo ko defee ci internet bi mooy lii ñuy def c'est à jamais c'est peut-être vers gars yi dañuy s'entendre mais ça peut ne pas mën na bañ a dañati jusqu'à l'éternité est-ce que tey ñu ci bari ci muy ñun suñu génération bi que les jeunes je parle même pas des filles est-ce qu'ils sont conscients que ni lii outil rek la c'est-à-dire que du finalité pour ñu am ci benn distance bi wala am ci seen relation ak outil boobu ñu xam nan la ak naka la. waaw xam nga téléphone tey xam nga jàng naa parce que lu mu bon toog naa 8 ans wala 15 ans si banc yi. xam nga tey téléphone ñun moomuñu ko xamuñu ko. fii da ngay yow am sa doom même balaa muy am 8 ans wala 15 ans nga wutal ko tablette ñoom moom la ñuy def tout le monde. xale yi téléphone nañuy fooyee di ko toj xale yi ndaw yi am ay 7 ans 15 ans te xamuñu ci dara nun sax xamuñu ko waaw léegi li nga xam ne xamoo ko moom moo ko kenn préparé wu la ci doxoo comme démb nu sa maam yi daan doxee kenn doxeewu ko fii presque 80% Sénégal yëpp dundatuñu noonu rawatina ak ñu nekk région du Cap-Vert tey ko boo bëggee takk soxna sax pour mu nekk sa kër papa ak sa kër yaay sax loo koy wax cherche-moi un appartement moom la booy di sëyee boo liggéeyee mu ne si téléphone am di def n'importe quoi ay vidéo di rëcc téléphone pour woote wuyu la man de koppar ma si tax a jóg man moom budul koppar à part li may def nii quelques vidéos te xool whatsapp laa yam te foofu tamit woote ba ma amul crédit statique et pourtant man mën naa wax je suis artiste dama war a wane sama lu bëri aw ma Instagram aw ma leneen ak leneen xam nga lan la xaalis laa ciy wut xale jigéen ñi tey wala société bi ko yorul téléphone bu seer 400 000 500 000. waaye góor ñi dañ la dul xool. kan. fii. ma sama jabar bu ko doon doxaan 1100 la yor bu ko doon doxaan. xam nga la moo tax ma wax la ko. yéen téléphone du neen noobee. non yow comprendre fu may waxee de. c'est-à-dire kan ku yorul téléphone bu cher duñ la xool. xam nga keroog góor duñ la xool boo yor bu seer. xam nga la moo tax ma wax la ko.
keroog dama loolu xam nga sama téléphone bi su may liggéeyee rek laa koy yore si laa yore téléphone mag bi keroog may dem ville daa yore Nokia mooy touche yi ma daa ko yore donc fi ma toog grand bi daa dugg si dama soxna si man de damaa waddal sama passe est-ce que doo may foofu transport may génne sama saak comprends nga léegi sama téléphone wadd mun ma soxna si bàyyi ko xam naa ne yoroo yow mi yoroo téléphone touche bi nii ma ne ok amul problème. mais fa la donc moo lay woon ko donc moo lay woon ko justifié na ma si sama téléphone touche. léegi si je comprends bien toutes les personnes bon que ci li ñu lay njëkk a jugé mooy téléphone bi. merci y a problème. dama pardon justifié na ma foofu. yéen fa ngeen amee problème y a problème. yéen fa ngeen amee problème ça veut dire société bi ñu bëri fa la ñu amee problème mais attends mais man mën naa ab réseau téléphone léegi kon doxaan la ci téléphone bi. ñoo dindiwaat sama waaw puce loolu mën na am téléphone en diamant wala en or ma doxaan la ci da ngay nangu téléphone lan la kat na fa tax alal lan mooy xaalis. léegi ñu terminer li ñu ma wax ci li ñu dese ci simili nee nañ ma pratiquement léegi mu nax saay. Ma dernière question à savoir c'est ce que Adamo fait ou ce qu'il appelle être mooy moom c'est le juge. tey dem na ba benn moment mu ne sax vidéo amatul xale jigéen Sénégal yëpp bàyyi nañu vidéo bàyyi nañu snap seeni awra. est-ce que tey li ko dal est-ce que c'est pas le karma c'est-à-dire que l'arroseur arrosé ku daan jubbanti wala ku daan jugé tey ñu teg la ci baamu accusé yi. est-ce que c'est pas le karma. Izo personne n'est parfait personne n'est idéal. ok parce que nga la moo tax. tey nag bu ñu waxantee dëgg rek entre nous. vidéo yi ñu fi daan gisatuñ ko. xeetu vidéo ñaawteef yi ñu fi daan def yëpp defatuñ ko. wàññeeku na. man tey su ma amoon fit nekk sama copain di bind statut tey maa ngi sama copain maa ngi dem place sangam ñu pare maa def ay sinap amatuma fitu def ko. parce xam nga la moo tax gis nga jigéen boo gisee sa benn partie intime copine. ñi laa koy woon yow vite fait yaa ngi xalaat sa bopp parce que yaa ngi xalaat ay man sama téléphone sama lii sinap dencoon naa vidéo yu gën a ñaaw yi ba aadama du ko jël danga koy bàyyi vite fait soo amee xel donc am na yu bari yoo xamante ni grâce à ma wàññeeku na jëf ju bon biñ daan def entre nous wàññeeku na jigéen ñi nga xamante ni dañ daan sëy seen biir entre fii wàññeeku na parce que loolu tamit am na fi. di ko filmer. parce que am na fi. c'est-à-dire que di ko def. au début Adama boo xoolee première vidéo am na fi agogo. première vidéo bi entre fii la woon ay jigéen ñuy sëy seen biir comme si que ni ay góor lañ ci utiliser lu leen neex donc moo boobu néeg bi dafa amoon benn caméra de surveillance donc après ñi daal di recruter loolu image yooyu envoyé ko moo la woon ko loolu ba léegi gisatoo léegi instant yi la ngay dégg affaire de góor jigéen mais affaire de lesbienne jeex na. day wàññeeku na. kon donc effet am na. effet Adamo c'est-à-dire que divulgation yooyu. merci. waaw ñoo ko doon def rek ñoo ko wàññi Adamo deful dara. te naa xam ne di nga ni dafa nga am éducation de base di nga bu njëkk. ñun daan yare si ëtt. sa doom ma nekk cousin wala ma nekk sa cousin wala ma nekk sa dëkkaale bu defee naka su dul noonu dama koy caw ñaf yu metti ay léegi boo ko defee porte plainte yàqu. wala éducation yàqoo fa la xale yi commencé def lu leen neex ginnaaw porte plainte mi ngi ci biir société bi rek. kenn du laal ci xale te la lépp amee problème. mais li en tout cas Adamo li ko dal est-ce que du karma. lu ko dal moom la concerné comprendre moom góor la moom la concerné moo doon dund ak yooyu xale jigéen ñi parce que yow daawa ko seetaan abonné woo man leer na ma de abonné woo. abonné la de. abonné wul je te le jure abonné wul. je passe temps là je peux mën naa exclure les informations. li xew comme je suis censé être présent di présenter un plateau qui yoo xam ni ce qui se passe dans la toile lay nekk. parce que lu xew tey ci toile bi c'est-à-dire que tout le monde reprend ça. T'as pas besoin d'abonner sur quelques trucs nangam ça. On passe à autre chose, c'est-à-dire que gis nga bon je suis pas un donneur de leçons je le suis pas ku ci nekk comme ni nga koy waxee libre. mais temps li lu joor daaw ko seetaan. je te dis tey. man de mosuma ko seetaan dama koy dégg rek. je te dis une chose mooy gis nga dans cette vie là wala ci lépp lu waay di def que chacun prenne ses responsabilités. c'est-à-dire que nit ki ak lu muy def yow yaa parce que sa diggante ak sa borom la à un moment donné yow tu es libre nee nga yaa ngi woon ci live ba. That's right. It's good. mais iso wala zëm wala keneen peut-être amuñu woon temps boobu ñi woon. dépense la ñuy tal ñun dépense la ñuy tal. mais ku ci nekk. ay libre mais comme yow jàpp nga. tey 30 émo yi am internet.
tey jàpp nga ni effet Adamo cette divulgation wala diffusion boobu mu doon def par rapport ak jigéen ñi daan filmer seeni awra wàññeeku na. c'est de bonne guerre la méthode bi muy utiliser baax na am baaxul chacun jugera. mais ce que je peux dire et ce que je veux dire mooy ku ci nekk c'est-à-dire que am nga responsabilité par rapport à ta personne c'est-à-dire que yar dafa am fu muy yem bu ñu la yaree ba benn étape bi. après yow yaay yaraat sa bopp am na loo xam ni yow yaa koy jombale sa bopp. am na loo xam ni comme ni nga wax léegi boo gisee mu dal sa moromu jigéen. yow tu réfléchis à mille reprises que ni est-ce que lii du man. n'oublie pas que yow nee ngay tu es libre mais tu as une famille. tey jiitaa bu defee benn mbir mu ne paw ci internet bi. du yow rek lay gaañ mais tu as des su boobaa dañuy naan ay waajuram gaañu nañ muy def lu bon. non tu as gis nga léegi kersa amatul ak kii de gis nga bu njëkk nit bu xale bu jigéen wala xale bu góor def tuuni nit ñi wane ko waa këram ñooy gàddaay xam nga luy gàddaay. bu njëkk loolu day am gis nga village yu ndaw yi ngay gis nii à côté. ça veut dire man ak yow ñun ñett ñi bokk benn pap wala ñu bokk ndey ak baay yow nga génn wax ma sax nga wane say cër. ñu ëmbal la te xamoo nga baax ma si kàddu te xamoo sa bàyyi doom yow da ngay xaru parce que gàcce googu doo ko attan parce que doomu gor nga doon la yar dafa am nu la yaree am éducation de base ñun say frère ñu gàddaay quitté dëkk bi ilaa yow mi diin dootul fa ñëwati. alors l'essentiel daal li ma lay wax moo di xale jigéen ñi kese la. Adamo moo deful dara. ak la déglu ma yow boo amee copain wala nga am sa copine wala nga am sa gel saa boo yóbbu moom boo ko yóbbu hôtel. wutal ñaari chambre bi ngeen di summee ko dafa teg téléphone yaa ngi yére yëpp ak chambre bi ngeen defee yeneen te dara wóoratul. parce que alors lan ngay tàggoo mbokku internet yi. waaw li may tàggoo mooy daal soyez vigilant te nit day am yar bu ko ay waajuram yarul bu màggee mu yar boppam. fii àdduna dafa am li nga xam ne nit da ko war a jomb. nit dafa am war a jomb yenn yi man maa ngi ni jomb naa sàcc. te xëyu taaba laay def keneen ak noonu. nit dafa am li nga xam ne da ko war a jomb di nuyu Sénégal yëpp di nuyu waa Yëgal TV di siyaat ñëpp di nuyu waa Waalo di nuyu képp ku nekk si média rawatina ak sama monsieur le maire Omar Sarr maa ngi koy nuyu waaw ak Waalo yëpp waaw du ma fàtte tamit Yande borom anniversaire bi. macha allah happy birthday to Yande. aywa Jita lan ngay tàggoo mbokku internet yi ñu seetaan. waaye Izo moo bi nag émission fi mu neexee rek. waaw la papa jigéen la léegi suñu papa jigéen xam nga moom ne mënuñu ko wax dara. nee na ñu bës suñu bouton kilifa la. nee na jeex na par force. mooy noonu. donc moo bi lu ñu def rek lu léegi daal di remercier ami internet yu Yëngal TV yi nga xamante ne moo bi yéen toogoon. du ñu seetaan donc moo bi lépp li nga xamante ne wax nañ ko ci émission bi bu jubee xam ne que ni suñu borom la wante bu amee leen loo xamante ni aussi dëng na ci xam jéggal leen ñu ko rek te ngeen xamante ni kenn mënul wax benn mot boo xamante ni mën na koo garanti que ni tey li ma wax ni jub na donc nag di remercier ñëpp et puis di remercier waaye nga xamante ni moo nekk Medja King tey nag moo ma jaaree si tenue bi tout blanc bi di ko remercier rek mooy noonu. waaw di la ñaan tamit ma remercier tamit Omar Création tailleur bu mag bi ok moom may ñëwal sax may def émission koox mi nekk Fadia di nuyu soxna si nag sapoti sama sapoti nooy na neex na sax na suukar ay xooxam du soxna Awa Gueye maa ngi lay nuyuwaale bu baax a baax. merci beaucoup Zomlone ak Jita donc on est juste ci li nga xam ne mooy seen numéro cas rapide mooy cas yi nga xam ne mooy nekk ci toile bi cas yi nga xam ni bokk na ci sonal wala bokk yi nga xam ne nit ñi exclure nañ ko ci la semaine bi mooy li nga xam ne mooy le cas Adamo je le dis l'arroseur arrosé ki daan jugé moo nekk tey ci banc des accusés tey donc moom lañ doon waxtaane l'utilité wala l'utilisation de l'internet l'utilisation des téléphones les déboires yi nga xam ne moo am ci li nga xam ne mooy ci internet bi à travers les sextapes à travers les parties intimes yi nga xam ne ñu ngi koy dévoiler un peu partout lan la woon loolu nañ fas yéene woon donc waxtaane jëm ci indi ay éléments de réponse di gërëm équipe technique bi nga xam ne ñoom laa àndaloon Mr Baron Mr Sow ak ki nga xam ne mooy Assane jàpp nañ ci liggéey bi ba mu yemb di gërëm bu baax ki nga xam ne aussi mooy le grand jigal ak ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi jàpp ci affaire yi ba mu cool merci beaucoup amis internautes de Yegle TV ñi ngi leen di jox dig daje beneen yoon ci seen beneen émission cas rapide ci yeneen cas ak yeneen i mbir merci beaucoup à toutes et à tous